asalaamaaleykum mbokki Sindia asalaamaaleykum waa commune de Sindia. D'abord, je sais que ça va être très difficile pour moi parce que c'est la première fois qui ci sama vie may def vidéo jëmale ko ci sama askan, notamment waa population de Sindia, commune bu Sindia, muy waa Diorga ak zone Safeen yëpp, commune bi yëpp. maa leen di nuyu bu baax di leen baalu àq. sama mbokku séeréer yi maa ngi leen di wax naan mi kañi du jenn. sama mbokku xalpulaar yi mi salmini moon, sama mbokku pël yi maanaam pël Fuuta yi aussi maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu di leen konalaatoo. Bon, man la Pam Doni si ni ñu ma xamee Sindia, ñu xamee moom feneen Pape Sy, mais tey nekkuma fi pour ñëwuma pour wax ci sama bopp, ñëwuma pour wax man may kan ak nan ak lan la non su ma jëlee décision tey def vidéo fas yéene ko dugal ci réseaux sociaux yi nga xamante ne moom moo concerné zone Sindia, c'est parce que l'heure est grave. dañoo nekk citoyen, doon ay citoyen à part entière, juddoo Sindia màggee fa yaroo fa, xam fa lu bari, xamee fa àdduna it, dund fa lu bari. kon tey yoon la suñu demee ba nga gis ni loo xamante ne ñu ngi jëm ci loo xamante ne suñu destin la, maanaam suñu futur la, suñu futur yu doom. donc yoon la ñu indi suñu xalaat, yoon la ñu ñëw wax. man nag ko xam Pam Doni xam ne man yàgg naa bañkat laa mos a doon depuis temps collège ou bien depuis primaire, collège, fépp fu ma mos a jaar su wax jotee damay wax, su kaas jotee damay kaas, bu mars jotee maa ngi ci kanam, duma nekk ci ginnaaw, parce que dama gëm ne bu dëgg jotee dangay jóg dem taxaw wax dëgg. man ci wax dëgg si lañ ma yaree, ba tax na ñu ngi jëm ci ay élection te dañoo yéene suñu commune muy commune bu Sindia doon ci commune yi nga xamante ne suñuy lim ëllëg ñu lim ci commune yi gën a avancé ci Sénégal. bu ñuy lim tey suñu jëlee juste rek région de Thiès, commune yi gën a dox dañuy naan commune bu Saly, commune bu Malicounda. juste suñu jëloon région de Thiès di wax commune yi gën a dox dañuy naan commune bu Saly, commune bu Malicounda. li ma leer te leer mooy commune bu Sindia Ndaare lay doon. man moom loolu leer na moom. bu doon lañ doon natt ban commune moo jël P ak kan moo jël Ndaare, commune bu Sindia Ndaare lay doon. man loolu leer na ma. te pourtant yeneen commune muy Saly, muy Malicounda ëppale wuñu dara. je pense que suñu leen gënul riche, su commune Sindia gënul riche commune yooyu noonu, commune yooyu gënuñu ko riche. dinaa ci ñëw. man nag damay démarqué wu tuuti, fi may démarqué wu ak ñu bari mooy utuma poste, jéemuma fàllu ci lenn, ànduma kenn, pour mu leer nañ, nekkuma ci ginnaaw kenn.
mais képp koo xamante ne tey jóg nga pour xeex ñi fi nekk ñu jóge fi man dinaa nekk sa ginnaaw c'est-à-dire opposant yépp tey ñi nga xamante ne ñoom ñëpp nag maa leen di suivre maa leen am na ñoo xamante ne bi ñu jàllee rajo oote naa fa voilà wax leen ne maa ngi seen ginnaaw même su fekkente ne xamuñu ma mais man na am peut-être dégg nañ sama modeste personne. Ceci dit li tax nag ñu bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy gestionnaires yi fi nekk depuis 5 ans et plus ñu jóge fi c'est parce que je pense que ils ont atteint leur limite wane nañ ne seen limite ñoom wane nañ ne fii lañ mën a yem mënatuñ ñu proposer leneen lu dul ñoom liñ jot a def ba pare te comme nag lu ñëpp bokk benn nit wala benn groupe nit wala benn waaso wala benn xeet kese waru koo mën a jël ak moo ko à tour de rôle lañ koy joxe ku ci mën a indi def li nga xamante ne ña weesu def nga lu ëpp lu ñoom la ñu defoon alhamdulillah mais dootuñu nangu wax dëgg yàlla te waratuñoo nangu politiciens yu mel ni ñi fi nekk tey di jëlaat commune bu Sindia waratuñ koo nangu. dina am nag ñoo xamante ne bu ñu seetaanee vidéo bi dinañ taxaw ne Pape Ndoye mooy kan lan la fi def effectivement mënuma laa wax ne def naa lii wala def naa lii parce que faluwuma kenn faluma lépp lu ma am man maa ko ñaqal sama bopp kenn mayuma yàlla laa yaakaaruma kenn dans ma vie lépp lu ma am man maa ko ñaqal sama bopp kenn mayuma dara doon lu ma suuf doon lu ma kër te alhamdulillah am naa suuf am naa kër te doon lu ma ko maa ko ñaqal sama bopp donc du ma rendre kenn compte ci li ma am ci li ma yàlla may wërsëgal ma ba may nekk ndaw nag di wër sama yoon daan naa dem ci ay nit ñu may defal ci sutura ba tey ji kenn déggu ko bu leen neexee ñu génne wax ko xam naa ne duñ ko def ndax ay nitu sutura lañ ñooñu ñoo ma jàngal nag yoon bi ma nekk tey ba tax na ay nit ñoo xamante ne yàlla moo ma boole ak ñoom seen wërsëg nekk ci man ñuy seq teraanga parce que seen wërsëg moo nekk ci man ñuy seq teraanga ci sutura donc du ma ñëw toog fii naan defuma dara Sindia wala defuma kenn dara Sindia du ma ko def dama tëj juste parenthèse boobu parce que je sais que dinañ ma attaqué ci côté boobu lan nga def Sindia donc sant yàlla bu baax yàlla moo am sutura yàlla ñu yàlla gën a muur suturaam donc ceci dit moo suñu ñëw ci le vif du sujet élection yaa ngi ñëw politiciens yi ñu ngi jaay foofu ne ñu ngi leen di tuddee ay bés yu ne ay parrainage ay marrainage ñu ngi def ay tournée di yor seeni oto di yor seeni 4x4 di génne xaalis pour ñi leen jege di tuur lëndëm askan wi tey ils sont plus disponibles que il y a de cela une année il y a de cela 2 ans ku leen soxla woon il y a de cela 2 ans am na ñoo xamante ne doo leen teg bët te tey ñoom ñëpp koo ci oo carte numéro mu uy la koo ci nekkaa ñu gisee bu xamee ne am na juróomi nit yu nekk sa ginnaaw dans 5 minutes mu yegg sa kër parce que am na lu ñu soxla ñoom am na lu ñuy wut am na lu ñu bëgg te bu ñu ko amee nañu defoon rek la ñuy def
la plupart ñoom ñëpp a yem la plupart ñoom ñëpp a yem am na ay candidats yu bees nag yoo xamante ne wax dëgg yàlla dégg rek la am ci ñoom ak gis seen palmarès mais xamuma leen xam boo xamante ne war naa mën a indi ay seede yëkkati ko si ñoom waaw dëgg rek moo neex yàlla ba tax na may lancer appel population de toute la commune de Sindia ngir yàlla bu ñuy voté nañu xool bu baax programme yi nañu xool bu baax programme yi lan moo mën a nekk ci programme yi ak lan moom mënul nekk ci programme yi yàlla boroom xel lay àndal yàlla boroom xel lay jàppale ndax daf laa jox xel pour nga njëriñoo ko waaye joxuñu la xel pour ngay topp sa ginnaaw moroom déedéet naam nag njiit yàlla moo koy sàkk waaye ñun suñuy njiit yi nii ginnaaw bu leen yàlla tànne ba pare di ñaan yàlla nag mu ñi muy tànn yi nañu jikk te ñu bañ a mel ni ñu fi ne waaye ginnaaw bu leen yàlla tànne ba pare nag wax ñu dem voter leen ba ñoo ñu toog ñun population bi nag ñun ñoo war a jóg xàll suñuy yoon ak suñuy matuwaay ba la fi amoon bañ ne dootu fi amati benn politicien dootuñu nax benn dootuñu ko nangu benn deal dootu fi amati benn dootuñu ko nangu ma doon wax ne léegi nañ xool programme bu baax a baax man nag duma leen nëbb amoon na benn parti boo xamante ne ci laa gënoon a xaw a topp ci ginnaawam tuuti sax même bu dee oowuma ko déggante wuñu waaye xamoon naa ci kenn koo xamante ne mu ngi si ñoom oo naa ko déggante nañ dugg naa sax seen groupe WhatsApp benn jour ne leen waaw suñu njiit mi moom walla suñu parti bi man de bëggoon naa ku ci xam programme bi nga wax ma ko parce que dama bëgg a xam lan laay défendre dama bëgg a xam su ma ne nañ woteel diw fan laa koy teg lan ak lan laa koy teg su ma ne ñii nañ fi jóge ñu teg fi diw duma ko teg ci ay saaga walla doole walla xaste déedéet dama koy teg ci xam-xam ak lu mën a nekk wax ak boroom xam-xam yi wax ak boroom xel yi ndax ñooñu ñoo jar a waxal boroom xel yi boroom xel yi nag nekkul rekk ne ñu jàng de déedéet boroom xam-xam yu bari jànguñu ñu ëpp ci ñoom ci boroom xam-xam jànguñu jàng taxut am xam-xam jàng nag dina taxa tari jàng dina taxa tari mokkal tari waaye taxut am xam-xam loolu la tubaab di wax être un intellectuel ak être quelqu'un de très instruit intellectuel ak ku instruit duñu benn donc su ma ñëwee ci programme bi maa leen doon wax sànq ne gisuma ci wax dëgg yàlla maa ngi suivre débat yi maa ngi ci réseaux sociaux yi di suivre débat yi di suivre Sindia FM di nuyu Junior bu baax a baax mais wax dëgg yàlla gisaguma ci benn programme boo xamante ne am na sax ñoo xamante ne man xawma seen programme gisuma ko waaye ci li ma jot a dégg ci seeni wax ci seeni discours gisaguma programme boo xamante ne taxaw na dëgg pour développer commune bu Sindia man naa am nag waxuñu lépp
moo tax mooy poser question parce que am na ñoo xamante ne dañ ne peut-être bu ñu teelee wax seen programme dañ leen di je ne sais pas xaw ma lan ku ñëpp xam foo jëm peut-être patata ki lay nëbb te faloogul damaa xamoon bu faloo nu muy def ak yow ki lay nëbb te faloogul damaa xamoon bu faloo nu muy def ak yow programme kenn du ko nëbb ay élection jub si nga wóolu sa bopp wóolu sa programme wóor na yoon bii bu ma fa jaaree dëkk bi dina dox dëkk bi dina am naataange nga ne du ma ko génne léegi wala dama koy nëbb wala buñ ko waxee nangam ak nangam man d'accord ma ci donc na ngeen pousser seen candidat yi ñu génne seen programme yi dugal ko ci réseaux sociaux yi tout le monde boroom xel yi xool li mën a ne ak lu mënul ne ñi ànd ak yéen te am xel ñëw nee leen ah lii mën na ne walla lii mënul ne nga xam fu dëgg bi féete ak ki nga xamante ne dafa ñëw juste rek pour ñu lëndëm waaye bu faloo mook ñi fi nekk ñoom ñoo yem dinaa ñëw nag ci kanam tuuti ci ñi fi nekk parce que duma leen xas duma leen saaga samay nawla lañ depuis ñoo fowandoo depuis primaire ba dem collège am na ñoo xamante ne si ñoom jaar nañ fu ne dund nañ lu ne mbirum àdduna du tax tey ma leen di xas walla di leen wax lu ñaaw mais bu dëgg jotee dañ koy wax parce que Sindia kenn mënu koo pàccoo commune bu Sindia kenn mënu koo pàccoo nit nag lu mu la jege ak lu ngeen mbokkoo ak lu ngeen dëkkandoo bu yoree yëfu ñépp boo ko bëggee danga koy wax dëgg bu nekkul ci dëgg nga ne ko nekkoo ci dëgg bu nekkee ci dëgg nga ne ko waaw góor waaye bul xool ci li mu lay defal bul xool ci li mu représenté pour sa askan bul xool ci li mu représenté sa koñ te loolu yépp leer na ne am na lu ci teguwul ci yoon nga toog di ko seetaan parce que yéen a bokk benn xeet parce que sa dëkkandoo la mais kan moo ciy njëriñu yow walla moom bu dee yéen ñaar a ngi ci njëriñu yéen a ngi lor keneen parce que jaarul yoon bu dee moom rekk ci njëriñ ak njabootam ñu ngi lor yeneen njaboot parce que jaarul yoon yooyu yépp lañu war a xeex nag pour mu jóge fi man nag yàlla mooy dogal nekkuma fa mais jamono yi nekk nii su ma nekkoon Sindia damay jëf ñuy gis mooy maanaam dinaa dem ci biir nit ñi dem ci mbooloo mi di wax ak ñoom di leen wax dëgg di leen wax li mën a ne ak li mënul ne pas pour falu encore une fois soxlawuma benn poste rien mais je reste toujours égal à moi-même mooy maanaam xeex corruption xeex politiciens yi nga xamante ne ñooñu fatt côté bu ne dëkk bu ne di ñu fooye suñu futur du fooye suñu futuru doom je suis toujours et je serai toujours égal à moi-même loolu dama koy xeex si ñu ma mënee nag jamono bu nekk nag ak la muy àndal ak jamono bu ne ak la ñuy xeexee jamono ñu toll nag dañoo nekk ci jamono internet mën ngaa xeex ci internet nga teg ko ci dëgg ak yar wax ak boroom xel yi doo saaga kenn
doo xas kenn dangay wax li am ku la dégg xam ne kii li muy wax ni lu dëgg la boo xoolee danga ciy teg sa bët loo mën a jël sa baaram duut ne mu ngi nii kii li muy wax nii kat dëgg la mu ngi nii sosaluma kenn duma sosal kenn ñeewuma kenn duma mës a ñee kenn maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax moom mi ma may xel ak wér-gu-yaram lépp lu ma am encore une fois de plus maa ko ñaq ci sama doole kenn mayuma ak sama xel donc ma dugg ci vif du sujet bi di wax juste que di ñaax jeunesse bi ak population bi bu ñu waree dem voter ji na ñëpp génn waay këpp ku bindu bul tayal na ñëpp génn dem voter ji waaye bu ñuy voter ñaari façon vote moo am vote bi gën a baax waaye vote bi njëriñ askan yi mooy le vote utile nga woteel nit ki ndax programme nga woteel nit ki ndax yaakaar nga ne li mu bind ne mën na koo defal askan wi kii mën na koo defal askan wi te nag du benn nit kese mooy defar c'est une équipe municipale ou bien une majorité moom mooy taxawal dëkk moom mooy defar gox mais pas seulement le maire day jiite équipe bi mooy capitaine bateau bi mais ñi muy àndal ñëpp da nga leen war a càmbar xool ku ci nekk kan mooy kan bul xool rek njiit bi ka ñu jiital kese bu leen ko teg rek bët dem woteel ko déedéet xool leen ña muy àndal ña ko wër kan mooy kan moo ciy kan ndax la ñuy woote nekk na si ñoom ndax ñii ki leen jox dëkk bi dinañ ko doxal ak ci dëgg dinañ ko doxal ndax développement am déet ndax nag bari na ñuy wax ñu gëm leen bu ñu faloo yées ba tax na askan wi des fois dafay jaaxle du xam kan la war a topp du xam kan la war a gëm moo tax ñu jël politiciens yëpp classé leen ci benn bool maanaam ñu si ëpp foofu la ñuy classé politiciens yi maanaam ay fenkat lañ effectivement bari na ci lool waaye dañuy am yaakaar nag ne ñëpp duñu ay fenkat dañuy am yaakaar ne ñëpp seen intérêt bopp wala seen intérêt njaboot taxu leen jóg dañuy am yaakaar ne rek si ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóg soxla ko tey commune bu Sindia dina si am ñoo xamante ne ñoom ñoo tane ñi fi nekk dina si am ñoo xamante ne waaw góoru Sindia moo leen gënal seen koom-koomu bopp loolu moo tax ma ne nañu xool bu baax wax ci ñaari vote yi nga xamante ne moom am vote utile vote programme ak ña ko wër beneen vote bi nga xamante ne moom lañu war a moytu bu baax muy vote ngor parce que mën nga ànd ak nit muy sàcc nga xam ko walla ngeen doon ànd dem sàcc bés ñëw ñu jàpp ko ñu ne la kii ndax sàcc la sa ngor mayu la nga ne waaw sàcc la de déedéet danga koy défendre dangay naan déedéet loolu pourtant ngor la danga gore di sàmm sa diggante ak moom am na looy sàmm pourtant façon ngor boobu baaxul mais gore la donc am na vote boo xamante ne moom laa tuddee votu ngor
watu ngor parce que diw mu ngi ci koñ bi yenn saa yi nga am problème ordonnance nga dem mu yëkkati may la association yi bu ñu xewlee parrainé mu yëkkati xaalis joxe ak yeneen ak yeneen ak yeneen wala sa mbokk la yenn saa yi dëkk bu dëgër dépense nga dem mu yëkkati xaalis jox la yu baax yi ngeen di seq ak gaa yooyu yépp ñu leen koy defal maanaam social boobu noonu am na ñoo xamante ne dañ leen di votel ndax loolu mooy premier danger bi nga xamante ne ñun ñoo ko teg suñu bopp mooy suñu lor ñun askan wi parce que loolu la ñu topp tey loolu ñun ñoo ko moom ki lay defal loolu yaa ko fal ki lay defal loolu xaalis ba muy njëkk di la ko jox yaa ko moom mayu la ko boo ko ci ngërëmee dangaa baax donc waaye yàlla xam na ne mayu la ko bu la ko joxee bu la neexee boo ko waxul merci tamit yàlla du la ci mere ndax danga ci am wàll moom benn danga koo fal ñaar nga jox ko salaire ne ko temps lañ lay fay yow par weer muy maire bi nga ne adjoint bi premier adjoint deuxième adjoint ça dépend des communes ku ci nekk nga ne ko sa salaire temps la sa salaire temps la am na commune yoo xamante ne dañuy fay conseiller am na ñoo xamante ne duñu leen fay parce que conseiller du métier je suis désolé conseiller municipal du métier du profession dañ laa fal la conseiller ou bien fal la maire définir la sa salaire pour nga jël alalu askan wi ak moomeelu askan wi teg ko ci yoon ba mu mën a njëriñ askan wi ba ki nga xamante ne saa bu xëyee am problème dépense bu ñëwee comment dirais-je dootul ñëw si yow di la wax ne dimbali ma nga lebal ma nangam wala jox ma nangam wala may ma nangam wala sama dépense bi wala sama ordonnance bi déedéet loolu waroo koo nangu bu ñu la falee di la fay salaire jox la alalu askan wi jox la moomeelu askan wi sa liggéey mooy ba nga xamante ne yow ñi daan ñëw si yow at bu jot di la naan jox ma na ñuy wàññeeku parce que am na foo leen dugal ñu fay liggéey di ñaq di am seen dignité ba dootuñu ñëw si yow naan la may ma dootuñu ñëw si yow naan la sama ordonnance bi parce que la nga leen di jox ñoom ñoo ko moom sauf que danga koo nanguwul def si ñoom salaire u maire bu bëree bu bëri je ne sais pas xaw ma salaire u maire bu signé ñaata la mais bu doon 300 000 la c'est le maximum ca la yem premier adjoint deuxième adjoint voilà muy gën a wàcc conseil yi bu dee ñu ngi am salaire wóoruma mais seen train de vie méngewul ak seen salaire xaalis fu mu jógee xaalis fu mu jógee directement ou indirectement corruption la bu dee da ngay jaay suuf nekk conseiller di jaay suuf di def intermédiaire pour téye ci gaaw ñu lay jox xaalis nga ciy faj say soxla ñu lay jox xaalis nga ciy tabax say kër jënd say terrain di ci def sa business foo ne yaay waaja tu es le plus grand corrupteur parce que tegul ci yoon faluñu la pour loolu faluñu la pour loolu boo yemee ci sa salaire donc
bala nga yem su sa liggéey donc loolu mënoo ko am ku boot bukki nag xaj mboola ku boot bukki xaj mboola ñoom ñoo yor li ne gàññ ñu teg seen bët te xam ne ñoom li ñu yor ni liggéeyuñ ko dañ koo lijjanti ci kaw askan wi nag lañ ko lijjantee ñi ci am profession bariwul de te pourtant ils sont tous devenus des millionnaires cherchez l'erreur donc nañu bàyyi di woteel diw ndax li mu lay defal bu ñu woteel diw parce que sa mbokk la bul woteel diw parce que yéen a bokk koñ bi bul woteel diw parce que moo lay jox dépense woteelal diw parce que moo la mën a génnee ci li ngay dem di ko laaji ba nga xamante ne dootoo dem di ko laaj loolu moom moo la ci mën a génnee situation boobu noonu bi nga nekkee ci suuf moom moo la ci mën a génnee ba nga nekk ci kaw booy woteel nit da ngay woteel nit ndax loolu ki lay fekk ci suuf yëkkati la ci kaw kooku nga war a dem woteel mais pas ki lay téye ci suuf tout le temps sa loxo moom mooy nekk ci suuf moom loxo mooy nekk ci kaw bu lay jox tout le temps ba kañ dangay nangu loolu de sa doom ñëw nangu loolu de suñuy maam yi ba léegi ñu ngi nangu loolu ça suffit maintenant ça suffit il est temps que ñun population bi ñu jóg ubbi suñu xel yi la cité ñun ñoo koy defaral suñu bopp ñun ñooy teg conditions yi parce que ñi fi nekk ñun ñoo leen di fal ñun ñoo leen di teg ci yoon mais on est coupable nous tous nag on est tous coupables parce que ñi fi nekk ñëpp tey di dundee suñu alal jori oto ak i kër i takki soxna jeunes yi di wéy di taxawaalu c'est les mêmes jeunes yi nekk ci association yi ñoom ñoo leen di parrainer ay final ñoom ñoo leen di parrainer ay sabar ñoom ñoo leen di parrainer ay lamb ñoom ñoo leen di parrainer ainsi de suite ñuy jël xaalis bi di ko fa indi donc ñun ñoo leen di dugal ci loolu ñoom it ñu xam ko noppi parce que ça les enrage di politique say nekkee Sénégal ñun askan wi ñun ñoo leen ko ñun ñoo leen dugal ci loolu parce que ñun ñoo nangu loolu ñun ñoo nangu nga fal nit ba pare ba nga koy fal mu leer leen kii ñaar dërëm yoru ko nga fal ko di ko teg loo xamante ne daf lay leer na ne kii bu ñu njaasul bu jëlul xaalis askan wi bu tegul ay deal ndax poste ba mu nekk grâce à poste ba mu nekk man koo am bu tegul ay deal daf lay leer na fu ma jëlee xaalis boobu noonu amu ko donc il est obligé moom que mu teg ay deal ci kaw askan wi ñëw jël xaalis indi 500,000 800,000 am nañu joxe 1 million jënd ay maillot jënd ay bal ñëw yëkkati ñëw jox jeunesse boobu jeunesse inconscient moo xam parce que c'est de l'inconscience ñu yaakaar na ñun ñoo si nekk parce que jox nañu maillot yu bees jox nañu bal war ko on mérite plus que ça loolu mën nañ koo amal suñu bopp dañu gëm suñu bopp dañu fal les hommes qu'il faut à la place qu'il faut su ko defee boo soxlaa bal boo soxlaa maillot bu seen association bu soxlaa xaalis c'est un droit ce sera un droit mais tu seras pas obligé que ngeen di bind ay lettre parrainage yow la ñu parrainé nangam ak nangam ñu ñëw jaagar yi lijjanti seen xaalis ñëw ci xaalisu askan wi tôt ou tard ñun ñoo koy fay
tôt ou tard ñun ñoo koy fay suñu rakk yi suñu doom yi ñoom ñooy toog ci mbedd yi nekk ci camion yi peel nangam ak nangam di pousse fii liggéeyuñu amuñu liggéey ñun ñoo ko nangu parce que ñun ñoo fal ñi nga xamante ne ñoo war a créer liggéey créer emploi yi créer tax dëkk bi war a mën a naat créer li nga xamante ne moom moo tax dëkk bi neex a dund ba ñu mën faa toog ñun ñoo ko deful ñoo fal ñoo xamante ne dañuy noot ñu nangu nooteel bi ñun ça suffit dañuy yeewu s'il vous plaît population de Sindia bu leen defati mukk même erreur bi buñ ko nangooti élection yaa ngi ñëw nañ xool bu baax programme yi nañ voté vote utile vote bi njëriñ askan wi ëllëg nañ ko voté gëwuma ne ñoom ñëpp a yem yaakaaruma ko yàlla bu yaakaar tas man nag su ma dindee dara dama fay teg dara comme gisuma programme dégguma programme wala boog li ma jot a dégg franchement du programme mën naa am ay programme nag yu ñu nëbb yu ma xamagul mais man Pape Ndondi saa bu ma ne leen lii du nii dama la naan xoolal lee ba xam ndax nee la ñu xool parce que du ma ne politicien la képp koo xamante ne yaa ngi wax naka la cité bi war a développer rek booy xool politicien la tout le monde est politicien ku am avis rek ci fonctionnement commune bi rek ci politicien mais degré yi ñoom ñooy wute am ñu ko def métier bu ko dunde man je me démarque de cela développement askan wi développement Sindia moo ma ñor et benn intérêt benn arrière pensée aw ma ko ci zéro soxla ma benn poste li ma bëgg rek te di ko xeex mooy yàlla may ma wér-gu-yaram ak gudd fan man ak samay moroom yi nga xamante ne on a les mêmes idées on sera les garants de cette commune dootuñu nangu kenn di saax-saaxe suñu commune bi dootuñu nangu kenn ak ku mu mënta doon di suuxal commune bi loolu message bu may jox la ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a falu désormais dorénavant man ak samay moroom te on est nombreux ñu ngeen xamul ma am ak ñoom même passion bi tey ma am ak ñoom même combat bi ils sont tellement nombreux te dinañ mës a daje ci benn plateforme xeex pour këpp koo xamante ne ay njuuj njaaj yi moom moo la tax a jóg boo faloo ñun dinañ tu nous auras face à toi lépp day leer incha allah tout lépp day leer ba tax na man dama ne juste peut-être ñi nga xamante ne amuñu programme di leen doole xel man bokk li ma xalaat ne buñ ko defee dëkk bi war na mën a dox loolu bokk na ci li tax may def vidéo bi puisque nekkuma fa pour wax ko nekkuma fa pour joxe sama xalaat jege nit ñi dem si ñoom ne leen nangam ak nangam ak nangam wala gis candidat yi ne leen nangam ak nangam ak nangam moo tax ma koy def publiquement via une vidéo yoo xamante ne dama koy dugal après ci réseaux sociaux yi concerné ma commune parce que ñoom rek a tax ma koy def musuma ko def donc commune bi
il est possible que bu ñu xalaatee tuuti rek am tuuti pas-pas maire bu falu ak équipe am sur ces premières 5 années ci premières 5 années yi rek néew minimum mën nga créer 200 emplois yu pérenne 200 emplois yoo xamante ne ay CDI lay doon 200 emplois minimum ci commune bu toll ni commune Sindia damay joxe sama xalaat rek nag ci nan ak naka bu amee ñoo xamante ne d'accord ci ak man peut-être après nañ ma mën a tontu je suis disponible lu ma dul nangu rek mooy ay saaga parce que saagawuma kenn je suis très discipliné saagawuma kenn et pourtant je peux être très discipliné donc suñu duggee ci emploi yi déjà mairie bu toll ni mairie bu Sindia rek booy xool sur le plan administratif minimum war na mën a taxawal 10 employés am na ay employés yu fa nekk am na samay grand yu baax yoo xamante ne ñoo nga fa xam naa leen ñuy liggéey ci affaire kayit yi je pense que ñoom seen liggéey ils sont bien rémunérés j'espère autant pour moi j'espère qu'ils sont bien rémunérés j'espère que ay CDI la ñu am j'espère que ñu ngi leen di fay li nga xamante ne seen àq la lu tolloog seen àq kayit j'espère que ñu ngi leen di cotiser pour seen ëllëg bu ñu retraité parce que c'est la moindre des choses signer le CDI si tu es un bon élément et je sais que c'est des bons éléments parce que ça fait des années qu'ils sont là-bas ñu ngi def liggéey bu extraordinaire ça je le sais parce que dama fay lijjanti ay kayit peut-être même bu ñu xamul ne man la donc ñu ngi def seen liggéey ci ni ñu mëne donc ñooñu il mérite ñu am salaire bu baax nga leen di cotiser pour seen retraite signer leen CDI ou bien nga leen di signer au minimum des CDD yoo xamante ne peut-être de 2 ans renouvelable ça dépend minimum 10 war na fa mën a génn ci lu 10 secteur administratif kese 10 employés minimum laa wax nag waxuma maximum service technique j'espère que mairie bu Sindia am na service technique parce que si c'est bien organisé parce que am na ñuy dem di comment dirais-je toppatoo affaire mbalit mi am na ñoo xamante ne peut-être ñu ngi ci affaire courant bi pot lampe yeeg ay affaire am na ñoo xamante ne ñu ngi ci affaire ndox mi les plomberies tout ça mais d'après ni ma leen gisee ak bi ma fa nekkee ni ma gis ñuy liggéeyee ak ni ñuy dundee je sais que c'est pas bien organisé du service technique digne de son nom non c'est pas un service technique digne de son nom et c'est pas professionnel du tout pas du tout rien que le service technique rek minimum commune bu Sindia war na mën a démarrer ak 50 employés 50 ci 50 employés yi daa am ay secteur daa am ñoo xamante ne ñoom ñooy yore lépp lu dem ci espace vert mairie moo koy créer espace vert créé wuñ ko rek pour dem noppaliku d'ailleurs man am nu ma ci def nga di maamu espace vert def dugal fa ay banc ak ay yeneen non des espaces verts utiles et très jolis qui embellissent le décor de la ville ou bien des villages am nañu sensu Sindia commune bu Sindia am na benn route nationale bu ko traversé
am na benn autoroute privée parce que autoroute bi c'est privé moomuñu ko Sénégal moomu ko bu ko traversé am nañ ay route départementale yu ñu traversé yu bari route départementale yu traversé village yi am nañ route nationale bu traversé village yi am nañ autoroute privée bu traversé suñu commune bi sur des kilomètres autoroute privée bi c'est privé mënuñu fa def grand chose mais route nationale ak route départementale yi nga xamante ne ñoo jaar suñu yenn dëkk yi di jaar xàjji suñu dëkk yi en deux parties mairie bi am na droit créer fa ay rond-point yu mag créer fa ay rond-point des sens giratoires yu mag defar ko ba mu ne boy def fa ay décor koo xamante ne képp booy dugg ci dëkk da nga koy gis booy traversé dëkk da ngay xam ne ñii ñu ngi liggéey dans un premier temps c'est très important visibilité c'est très important pour ki bëgg a ñëw jënd kër ci dëkk bi ak ki bëgg a ñëw investir ci dëkk bi la visibilité est très important boo defaree ay rond-point samp fa say garab samp fa say fleur décoré ko say jet d'eau affaire yooyu noonu ngay jël ñoo xamante ne ñoom ñoo koy liggéey former leen ci espace vert bëri na fa ay jardinier nga recruter leen jël leen former leen équiper leen jox leen ay camion ay oto ay mband citerne yu ndaw jox leen après dina am ñu may laaj waaw bon si ndox bi doyul fu ñuy jëlee ndox ba ñuy amuñu ndox bu doy ba ñuy arrosé ne dina leen wax fu ndox bi jóge ci kanam donc ce service technique boo xamante ne dina am côté boo xamante ne espace vert la même personnel boobu noonu bu dee 15 personnes la ci 50 yi ma leen wax nga jël ci 15 personnes wala 20 personnes ñu nekk espace vert ci commune bi yëpp ce n'est plus normal du yoon jamono ñu toll nii du yoon communes yi villages yi nekk ci communes yi école tijji ñuy woote association yi ci jàkka-jekk affaire yooyu nañ dem béyi école bi parce que école la ñu tijji te dëkk bi basé wu ci benn commune en 2021 ce n'est plus normal ce n'est plus normal école yëpp buy école di waaj a tijji 1 mois avant école yi di waaj a tijji service technique nga xamante ne moom mooy dëjee espace vert wër dëkk yëpp béy école yi ba mu set wicc parce que ils seront payés pour ça ils seront outillés pour ça béy école yi béy almeer yi fexe miire almeer yëpp nag c'est très possible sécuriser ko rôle commune bi la xaalis am na fa am baggaay xaalis am na Sindia budget Sindia c'est extraordinaire bu ñu ko tegee ci yoon bokk na ci commune yi ëpp xaalis bu ñu tegee budget bi ci yoon ci Sénégal équipe espace vert boobu noonu dem ci école yëpp nag à tour de rôle 1 mois avant l'ouverture des classes béy école yëpp ce n'est plus normal ñuy dajale jeunes yeeg ASC yi daal kaa leen dem béy école yi non on a autre chose à faire nañu jox liggéey ñu liggéey am ñoo xamante ne loolu seen liggéey la ñu fay leen par weer des emplois sécurisés ñuy xëy di wàcc am seen dignité école yi di set bala muy tijji entretien école yi muy am en concertation ak APE yi ñuy entretenir école yi di fa dem di vérifier salubrité di fa dugal ndox di defaraat toilettes yi bu dee yàqu na
tabax almeer yi def fa ay toilettes yóbbu fa ndox même dugal fa ay poto lampe parce que lii xew des fois guddi si suñu almeer yi ñun ñëpp xam nañ ko te suñu mairie yi mën nañ cee jóg. jàkka yi la même chose am na jumaa yoo xamante ne ay ñax a ko wër c'est la mairie de s'en occuper bés bu ñu falee ñi nga xamante ne dañoo jóg dëgg pour liggéey c'est la mairie de s'en occuper. li may wax yëpp nag su dee lu mënul nekk la après bëgg naa ñu ma xamal ma ne li nga wax ni mënul ne mais jusqu'à preuve du contraire li ma wax mën na ne et c'est très faisable c'est très faisable fu xaalis bi jógee ak nan la ak naka la dinaa ko wax. donc service boo xamante ne service espace vert lay doon ñoom ñooy toppatoo lépp li nga xamante ne ñoom ñooy embellissement dëkk bi comme ni ma ko waxee c'est très important pour ñi bëgg a investir c'est très important pour ñi bëgg a ñëw jënd kër dëkk xam ne c'est une commune où il fait bon de vivre donc parce que voilà il y a tout cela c'est très important après nay créer emploi pérenne emploi boo xamante ne c'est sécurisé dañuy jël ay conseils dañuy fayeeku banque nag waxuma weeru dee nga jël dugal ci enveloppe non on doit bannir tout ça lépp dafa war a leer am des traçabilité voilà ñu yor seen carte bancaire bu ñu soxlaa bi dem banque ba dugal seen carte génne seen xaalis même bu fekkente ne jardinier mairie bi nga tu dois l'avoir gëm sa bopp ñun ñoo leen koy defal ñii falu ñoo koy def feebar faju parce que mairie baa ngi lay cotiser si mutuelle sa doom feebar faju parce que yaay liggéey pour askan wi mairie baa ngi lay cotiser pour loolu mooy emploi sécurisé après di la cotiser nag pour sa retraite boo jëlee ci jógee ci espace vert bi am beneen ba léegi service technique bi nga am beneen entité boo xamante ne moom mooy toppatoo wàllu mbalit indi ay oto yu baax nag génni tuuti si njël dugg ci àll bi maanaam su ma nee àll bi ñoo gisi bailleurs yi voilà voyage uti ay partenaires oto mbalit ñu ngi fii xus duñu fi duñu fi jeex génn seen bureau yi ñëw doxi ko lijjanti ay oto yu baax jël ay chauffeur employé ay chauffeur minimum 15 personnes yoo xamante ne c'est des emplois minimum laa wax nag yoo xamante ne ñu ngi liggéey ci affaire mbalit bi ay chauffeur camion des éboueurs jënd poubelle am pagaay kër gu nekk nga teg fa ñaari façon poubelle verte ak poubelle noire poubelle boo xamante ne poubelle ordures ménagères yi la lépp loo xamante ne rek lu ñu mënul jëfandoo ko waat lu kenn mënu koo jëfandoo dañu koy sànni wala luy xeeñ nga leen di jox nag ay mbuus yu ñu koy dugal tëj buntu kër bu nekk ñaari pôle poubelle yu mag plastique usines yi koy defar ñu ngi foofu réew ma mairie bi mën na ko poubelle vert bi lépp loo xamante ne carton la lépp loo xamante ne lu ñu mën a lakk la lu dul plastique voilà plastique yi tamit ci lañ koy dugal am na ñoo xamante ne bu ñu ñëwee mairie poubelle vert dañ koy tànn plastique yi ñu tegee ko nële parce que am na ñuy jënd plastique yi set yi ñu tegee ko nële yi setul ñu jéem ko nettoyer tegee nële carton yi mën nañ koo lakk mu consommer mu jeex takk waaw mbuus dootul taxawal ci dëkk bi carton dootul taxawal ci dëkk bi weñ dootul taxawal ci dëkk bi surtout dëkk yu mag yi
c'est très important ay camion poubelle yi dem à tour de rôle chaque village suba dëkk bi ak dëkk bii la am na ñaari dëkk yu jegeyoo suba dëkk bii ak dëkk bii la ginnaaw suba ak ginnaawati suba si dëkk bu rëy la si rek la ñuy yem ainsi de suite nga répartir leen ci ay secteurs ñuy xëy di gont voilà ut nag benn site boo xamante ne foofu la ñuy dem dugal suñu mbalit uti partenaire boo xamante ne daf ñuy jàppale ci transformation mbalit ndax mbalit koom la tey jamono ñuy toll nii koom la loolu rek mën nga ci créewaat beneen façon emploi loolu donc après boo jógee si ñi toppatoo wàllu mbalit bi ak espace vert bi déjà li ma wax rek nee naa minimum ci li ma jot a wax noonu rek mën nañ fa génnee minimum 50 emplois équipé leen di leen fay lu tolloog seen àq après nga ñëw ci création yi gis nga dëkk bu buggee développé day am jëmukaay dëkk bu buggee développé day am jëmukaay mooy fan du xëy dem taxawaalu ci mairie ba de déedéet jëmukaay mooy ku ci yeewu valable am sa métier rek yaa ngi xëy dem ca zone d'activité ba bu dee terrain des na fa bu dee jaay ñu lépp ñu créer ay zone d'activité bu ñu mënoon am zone industrielle mu nekk ay zone d'activité yi nag lépp loo xamante ne liggéey la fa lañ leen di jël dajale leen fa yóbbu leen fa ku ci nekk nag sa wërsëg di nga ko jot mais da nga leen di organiser nit ñi di xëy di fa dem ku leen soxla da ngay xëy dem fa mais du yoon en 2021 nga yor sa atelier ci boppu koñ bi dañu waxante dëgg nga yor sa atelier ci boppu koñ bi di suude étincelle yi di dem fu nekk weñ yi taxawaalu fu nekk gis nga bu àdduna di dox dañuy dox ànd ak moom ñu bëri nag après dinañ mën a wax dañuy ñëw gars yi buñ demee gis lu nekk ci dëkk tubaab yi waaw effectivement dañuy ñëw fii di fi li fi baax ñu bëgg mu ne doon foofu li fi bon moom dañ ko fi naan ñukk mais li fi baax la ñu bëgg mu dem foofu kese li fi bon duñ ko laal dañ ko fi naan ñukk li fi baax nag dañ ko yéene foofu tout menuisier métallique yi menuisier bois yi tôlier yi ñoom ñëpp nga yóbbu leen ci zone d'activité tabax fa ay ngandi maamu local yoo xamante ne ñoom ñëpp ku ci nekk nga xaw leen a séparer tuuti ku ci nekk di nga am foo xamante ne voilà ak fooy dugal sa matériel bu dee weer bu dee da nga leen di laaj dara nga laaj leen juste pour gardiennage bi ak fayum courant voilà te da nga leen di jàppale ci courant bi di leen liggéeyloo nag di leen liggéeyloo école bu ñu war a comment dirais-je école bu ñu war a tabax maçon yi tout le monde voilà utal leen kayit ñoom ñëpp maçon bu normalement chef de chantier boo xamante ne rek yaa ngi employé ñett ba ñetti nit rek wala entreprise nga dañaa war a mën a defaral kayit formé la nga xamale la entreprise nga bu mairie bi waree def liggéey ci dëkk sàngam su fekkee dëkk boobu nga nekk yéen maçon yi fa nekk yépp ñu ne leen mairie bi daa war a tabax benn néeg wala benn salle de classe fii voilà salle de classe ñi lañ bëgg mu mel nii lañ bëgg mu mel nii lañ bëgg mu mel acca ku ci nekk bind ne waaw man ñii laa koy defaree ñii laa koy defaree ñii laa koy defaree 900000 baax na kii bind ne waaw man nii laa koy defaree nii laa koy defaree bii laa ciy laaj matériel bii laa ciy dugal 1 million laay laaj du ñu jël rek gis sama rakk maçon la moo ñëw yëkkati ñëw kii jox ko non non voilà marché gré à gré déedéet dañ koy jox ku ko mérité conseil municipal bi décidé mu leer nañ nag waaw chaque jour ñu affiche yi voilà mbala bokk ñu koy dugal ci internet bi commune bi am site internet ñu xam ne école salle de classe ba ñuy tabax Kiñaabu waaw maçon sàngam moo ko gagné
moom 900 000 la wax la waxal nii ak la koy defaree nii ak nii conseil municipal bi moom moo ko voté voilà 5 conseillers ñoom ñoo si ànd diw ak diw juróomi 4 conseillers ñoom ñoo ko nanguwul diw mu leer nañ amul dara lu ñuy la loolu mooy doxal dëkk loolu moom mooy doxal dëkk ñoom ñëpp boo leen dajale leen foofu ku xëy rek fa nga jëm ku bëgg a liggéeylu fa nga jëm dëkk bi mën a noy tuuti ñu mën koo organiser voilà loolu mooy dëkk bu am jëmukaay loolu mooy dëkk bu am jëmukaay su ma nee jëmukaay du jóg pour dem foy déedéet du jóg pour dem defi la jóg pour liggéey voilà def fa ay local bureau def fa ay commerce zone d'activité nit ñi di xëy di fa dem di fa daani doole ñi soxla liggéeylu dem di fa liggéeylu ku ci nekk di jël sa wërsëg di gagner sa vie dignement di xëy di dem moo gën xëy nekk ci koñ bi toog sa atelier boo amul liggéey di dugg lu sa yoon nekkul boo créer sa zone d'activité ba pare rien que zone d'activité yi boo ko créer ba pare di nga am ay gardien di nga fa jël ay gardien voilà parce que nit ñi bu ñu fa indee seen matériel aussi foog mu am ku koy garder am espérer seen sécurité nga am fa lu mu néew juróomi gardien 5 gardiens ça dépend local bi lu mu toll lu mu gën a rëy rek zone d'activité lu mu gën a rëy nga gën a yokk gardien yi mu am sécurité gardien yoo xam ne da nga leen di équiper jox leen ay xaj ak lépp former leen lu mu néew ba néew 5 personnes yoo xamante ne CDI nga leen di signer wala CDD bu ñëwee ci côté infrastructure commune Sindian dafa séparé wu en 2 parties zone bi ñuy wax zone Diorga wax dëgg yàlla zone bu ma maîtriser wul bu baax la ak zone Safene maîtrise naa ko bu baax je le connais très bien zone boobu noonu am nañ tuuti côte Guéréo je pense que je ne sais pas xaw ma ñaata kilomètres la mais voilà côte Guéréo peut-être 2 à 3 kilomètres lay toll ou bien 5 je sais plus mais am nañ tuuti côte te dëkku pêcheur la te dëkk bu mag la c'est très normal nga dem jël dëkk bu benn Guéréo tabax fa sa benn ngand maamu centre de transformation halieutique wala usine de transformation halieutique wala bépp beneen xeetu liggéey boo xamante ne day aajul ci luy jóge ci géej gi rek nga uti partenariat nga tabax fa jël jigéen ñi nekk dëkk ba juddoo fa màggee fa jaroo fa soxla liggéey am capacité liggéey di daan seen doole ñuy transformer seeni produits ngeen di leen utal ay partenaires à l'extérieur ñuy dem di jaay à l'extérieur et à l'intérieur du pays di am seen dignité di faj seen soxla c'est très possible partenaires yi dañ koy wëri doo toog rek ñoo fekk si la fallait le chercher boo jógee foofu nga dem zone bu mel ni Diorga ba léegi maa ngi ci côté infrastructure yi loo xamante ne lu ñu mën a laal ne lii mérite moom moo ko fa def te mu ngi njëriñ askan wi gox bu nekk di ci gis seen bopp jigéen ñi muy góor ña nga dem côté Diorga ku ne joor wax mbay moo xam mbayum noor la moo xam mbayum nawet ñoom it nga defal leen loo xamante ne bu ñu comment dirais bu ñu mbayee am fu ñu ko mën a dugal am fu ñu ko mën a stocké ñuy jënd si ñëw di leen fekk di ko fa jënd nga di leen di jàppale di leen subventionné si seen mbay di fexe di leen organiser par groupement par association di leen financer jigéen ñi bëgg a bay ñi bëgg a def maraîchage ainsi de suite parce que am na bay ñebbe bay carotte bay soble tout
voilà fexe ñu am ndox moo gën ñu jël suuf si jaay ko benn jox ko benn nit voilà mu ciy def lu ko neex parce que à la fin dañ xool fu muy mujj lu ko neex donc la ciy def bés dina ñëw day xëy rek jaay ko man maa leen ko wax parce que ça termine toujours comme ça ñu leen di jox suuf su dul jeex ñu commencé investir parce que coow am na ñuy investir wane na ñu ngi liggéey bés ñëw ñu xëy mbir mi soob la ñu jaay la parce que lu ñu gën a dem muy gën a seer te bu ñu koy jaay non seulement que le triple lañ ci am te fa lay mujjee donc vaut mieux que nga jàppale population bi organiser leen le kële di ñëw jënd suuf sa ñëw bëgg leen ko def la ba pare naan daf leen di fay c'est bien mais bëriwul lu muy dox du mujj fenn jaay ko lay mujjee parce que dafa bëri coow trop ñu bëri dinañ xam lan laay bëgg a wax donc boo fa jógee nga ñëw ci capitale bi parce que Sindia moom mooy capitale de la commune te Sindia rétroviseur la war a doon pour commune bi Sindia dafa war a jekk loolu mooy dëgg bi c'est comme ça ku sañoon nag sa dëkk moom mooy gën a jekk bi mais ñi dëkk Dakar tey voilà ñoo am sensu dëkk Dakar te ku ci nekk tey sa fierté bu Dakar rafetee sa fierté la même bu fekkee Fongolemi mi nga dëkk parce que c'est comme ça fu nekk day am capitale Sindia moom mooy capitale commune bi mais Sindia ñi fi nekk taluñu ko dañ koo fàtte c'est rien c'est minable y a rien donc boo ñëwee Sindia nga transformer nga def fa benn usine de transformation céréalier lu tax ma ne usine de transformation céréalier parce que cere sunguf nu mu tudd sax araw buy kenkiliba mango bisaab yooyu xam nañ ne am na ci gox ba presque suñu jigéen ya fa ne ñi fa nekk suñu yaay ak yooyu presque ci yooyu lañ yëngatu li tax may wax affaire bi du ma jàpp reetaan parce que yooyu yëpp dama koy jënd fii mais li tax mooy reetaan mu affaire bi benn côté bu may reetaan loo beneen côté bu metti moo daf may tere nelaw mooy produit yi ma lay wax yooyu damay dem di ko jënd fii te su ma demee di ko jëndi sachet yi ñu koy defar araw yi man leer na ma ne Sénégal lañ koy defaree araw yeeg cere damay lekk cere fii araw yi cere yi buy kenkeli ba ngeer yooyu yëpp damay dem di ko jënd fii beneen yoon dina leen indil preuve bi parce que dama ko jeexal dama war a ndugg ji après donc yooyu yëpp dama koy jënd fii genn wàll liibaru araw genn wàll liibar araw mbuus bu ndaw leer na ma ne Sénégal lañ koy defaree loolu leer na ma mais étiquette bi ñu ngi ciy bind ne Espagne la jóge ana espagnol ak defar araw étiquette bi ñu ngi ciy bind ne Espagne la jóge Espagne lañ ko defaree araw man de gisaguma tubaab di araw waaw te bu may defar fonde bu ma buggee fonde foofu lay dem jëndi mais étiquette bi ñu ngi ci venant Espagne lañ ko defaree cere bi moom Sénégal étiquette bi Sénégal la nekk voilà Sénégal lañ ciy bind mais li ma si loolu araw bi moom moo ma jaaxal naka la espagnol yi defaree araw loolu moom xam naa dinaa ci gëstu ba xam ndax foofu lay jógee réellement wala lan voilà donc juste pour vous dire que ne boo defee sa industrie de transformation céréalière jigéen yi nga formé leen bu baax ñaata sénégalais ñoo nekk bitim réew di bëgg di lekku sénégalais bu jag parce que lekku tubaab bi doy na war ñaata nous sommes des millions de sénégalais yu nekk extérieur
des millions marché boobu noonu dañ ko war a exploiter te commune bu ko njëkk xam exploiter ko jaaral ko fu mu war a jaare mais c'est des millions d'euros waxuma la millions CFA des millions d'euros parce que genn wàll liibaru araw wala genn wàll liibaru mbuusu cere ñetti téeméer laa koy jënde fii 1500 2 € wala 2,50 € des fois 3 €. ñetti téeméer bala ñeenti téeméer benn mbuus genn wàll liibaru mbuusu araw bala sunguf bala cere ñetti téeméer ba ñeenti téeméer est-ce que vous vous imaginez moom lay jar fii ñu jël suñu jigéen ñi former leen ci loolu partenariat Sénégal ak Union européenne am na ci loolu déjà ba pare yow sa usine ngay financer rek ñu tabax ko nga jël say jigéen former leen ci loolu voilà ut ay commercial jigéen yu baax moo xam góor la wala jigéen ñoo xamante ne ñoom ñooy ñëw Europe démarché voilà ñoom ñooy ñëw Europe démarché commerçant yi ñu dem ci supermarché yi boutique africain yi bëri na fi am pagaay géej gi yéen yooyu yëpp dañ koy jënd fii géej gi yëpp tout yi ma géréw bi ma doon wax noonu loolu bu ñu ko fa defee rek transformé jën yeeg géej gi yeeg affaire yooyu xam nga defar ko ci liggéey na ko européens yi bëggee ñëw di ko exporter commune bi di former ay nit di former ay commercial di leen daggal billet avion ñëw ñu koy jaay ci di ko exposer ci foire yi ñëw di gis di démarcher ay commerçant di démarcher ay grands groupes di leen ko jaay muy jóge géréw mbaa muy jóge Sindia mbaa muy jóge Jorga mais c'est des millions d'euros waxuma la CFA des millions d'euros donc loolu beneen possibilité la ci loo xamante ne lu du ne waxuma du ay lépp quoi lu mën a nekk la c'est très possible c'est très faisable parce que ay nit a ngi koy def ñii ay nit Sénégal foofu ñu ngi koy def si ëpp ay ONG yi nekk Dakar la ay kii nekk Dakar pourquoi pas ñun donc boo fa jógee ça fait depuis une heure de temps may wax parce que voilà c'est comme ça li nekk biir Sindia yëpp boo ko bëggee mënoo koo tënk ci 30 minutes wala voilà bu mën nañ wax suba ba jant soo aussi du jeex mais am na lu juste benn résumé bu ndaw buñ ci def rek léegi ma jeexal parce que sama heure entraînement lay mu jot voilà donc nga ñëw ci sur le plan sportif sport bi nga xamante ne ndeysaan ku bëgg a falu ci ngay jaar commune Sindia ña fa nekk ñëpp nag conseil yi ma xam yëpp ña fa falu tey ci sport lañ jaar ba pare wor sport bi nag c'est le parent pauvre te tey sport Sindia normalement ñoo ko tey ñoom c'est extraordinaire malheureusement ils sont inconscients c'est extraordinaire donc boo ñëwee sur le plan sport li commune bi war a njëkk def mooy tabax 3 stades municipaux 3 waxuma nga ñëw fekk terrain Kignaabour tabax ko loola bokk ci seen tabax ñu bëgg a tabax seen terrain def la comment dirais-je démarche la commune bi ñëw jàppale ci tabax bi wala affaire yooyu wala non moomoo ko boo tabaxee fekkee terrain Kignaabour nga tabax ko moomoo ko waa Kignaabour ko moom boo demee Guéréo tabax fa fekk fa terrain Guéréo miire ko moomoo ko waa Guéréo ko moom terrain Sindia ba commune ba miire Sindia ko moom commune bi moomu ko ainsi de suite commune bi bu buggee am ay terrain am te noonu la war a def 3 stades municipaux xaj ko ci ñetti gox yi ci kii Sindia dans un premier temps day am benn parce que c'est la capitale zone Safeen nga def fa benn zone Diorga nga def fa benn yoo xamante ne terrain municipal la ça dépend les moyens yi nga koy am ak naka nga koy yéenee ëllëg
bu affaire yi doxee bon nga uti ay partenaire mun nga ko def sa gazon synthétique wala ainsi de suite mais c'est le minimum nga def fa terrain réglementaire ànd ak vestiaire c'est le minimum ñoo xamante ni lii mairie bi moo ko moom moo koy gérer boppam moom mooy autoriser match ya fay am moom mooy autoriser manifestation ya fay am wala làmb ya fay am ainsi de suite ainsi de suite parce que moom moo jëndal terrain bi boppam moo jëndal terrain boppam moo ko collecturel boppam ñoom ñoo ci am ndogal voilà équipe bu ca bëgg a fubal dañ ko war a yëg wax leen kañ la sa match kañ la ñoom ñoo war a ñëw seen service technique moom moo ñëw tracer terrain bi voilà defaral la terrain ba mu jekk takk seeni mbaal tracer terrain bi yow football rek ngay ñëw am def voilà bu fekkente ne match boo xamante ne daa am public ngay laaj paas mairie bi da ciy am recette da ciy am wàllam club bi bu paree ku nekk jël sa wàll terrain bu nekk mu am gestionnaire wala gardien déjà ay emploi mu ngi foofu taxaw déjà ay emploi mu ngi foofu donc loolu c'est sur le plan sport pour tàmbali bon après déjà je pense que commune Sindian commencé na am ay équipe championnat c'est une très belle initiative c'est à appuyer mairie bi na leen jàppale parce que Guéréo moo ko amagum ak bu Sindian je ne sais pas si Keyti par exemple déet mairie bi war na leen mën a jàppale former coach yi nga xamante ñoo nekk ci école de football yi di leen subventionné di leen jàppale di leen ñamal dara bu weer deewee segam mënuñu leen employé chaque weer ñuy toppatoo seeni doom war nañ mën a yëkkati jox leen dara parce que li ñuy def ci xale yi xamu leen ko ñuy toppatoo nekk ci école de football c'est presque sorewul ak doon enseignant walla professeur franchement sorewul seulement que fii voilà c'est très professionnel c'est encadré et tout tandis que kii day def bénévolat mais day éduquer c'est le premier éducateur en ce moment bu gën a jege xale yi mooy coach école de football yi en général ce sont les premiers éducateurs ñoom ñoo gën a xam lan la xale di dund que certains enseignants ou bien certains professeurs donc nga jël leen former leen dafa leen information weer bu dee ngeen leen mën a ngay subventionné club yi di leen ñamal dara voilà donc c'est jàppale équipe yi nga xamante ñooy nekk ci championnat yi doon équipe bu championnat topp seen ginnaaw di leen jàppale ci seen déplacement yi di leen jàppale ci car di leen jàppale ci voilà ci regroupement di ainsi de suite ñoo ma gën a xam ñoom suñ ko bëggee def dinañ ko def parce que ñoom ñëpp ci sport bu leen jaar voilà amul ku ci xamul équipe bi nu muy demee ñoom ñëpp il le connaît mais malheureusement après boo defee ba léegi sur le plan sportif commune bi war na mën a def ñaari gymnase côté Safene ak côté Diorga fu ci nekk war nga fa mën a def gymnase maanaam benn terrain la bu polyvalent bu la neexee nga ça dépend tes moyens bu la neexee nga mu doon comment dirais-je sous couvert bu la neexee mu nekk ci voilà mais dina am terrain basket terrain handball voilà terrain multisport lay doon presque terrain basket terrain handball ak yeneen sport yi nga xamante ne mën na dem ci terrain bi soit à longueur soit bi nga xamante ne élèves yi des fois dañ koy def examen wala ainsi de suite voilà nga def créer si ñaar benn zone Safene beneen bi zone Diorga damay résumer parce que malheureusement sama heure entraînement jot na
donc ça c'était sur le plan sportif nga ñëw sur le plan culturel. Sur le plan culturel rien que festival yi mën na la dugalal xaalis bu bëri rien que les festival waaw organiser ay festival à tour de rôle ci commune bi bu renee nga ne tukulóoree ay déwén séeréer yi déwén si jéeg ñu ne joolaa yi am na ay communes yu koy def et ça marche très bien pendant 2 jours ñu dajaloo ci benn dëkk waa dëkk bi dalal yeneen waa dëkk bi waa commune bi ñu fay dal dem ndaje ci terrain bi voilà def ay commerce ku ci nekk indi la ngay jaay ñuy jaay mango gerte caaf ñuy indi jaay yére ak affaire yooyu noonu yeneen commerçant yi nga xamante ne dañoo bëgg a ñëw ñu leen di jaay place yi place 1000 francs place 2000 yooyu yëpp koom la yooyu yëpp koom la voilà ñi dinañ jaay nañ si mën a dajaloo invité ay artistes ñu fay ñëw xam nga culturellement di waxtaan yu utile di invité ay chercheurs di invité ay comment dirais ay professeurs yu wax ci culture yi wala ci aada benn aada wala ci benn ethnie xamal voilà moo population bi wala xamal jeunesse bi xamal étudiants yi ne voilà làkk bi fii la jógee ñii ak nii kii moo ko fi dugal fii la jaar ay chercheurs si koo xamante ne c'est utile da ngay xam fi nga dëkk xam sa ethnie xam parce que voilà am na ñu bëri tey ñoo xamante ne boo leen nekk première séeréer yi njëkk a ñëw ci Safeen bi ci zone Safeen ñëw sañ ci foofu fu ñu jógee nangam ak nangam bon à part lu ñu jàng ci école bi mais véritablement ñi nga xamante ne jàng nañ ko dëgg xam ko dëgg te mën a wax loo xamante ne lu ñu mën a laal la loolu boo ko déggee dégg ko c'est des chercheurs de l'université voilà di organiser ay forum ñuy ñëw di débattre ak jeunesse di débattre ak étudiants yi sur le plan culturel donc loolu aussi lu commune bi war a mën a def la bu dee mu ngi koy def après boo fa jógee nga ñëw sur le plan éducation ndeysaan sur le plan éducation c'est malheureux mais bëri na xale yu bëri dañuy xëy dem jàngi te duñu ndékki bëri na ñu dem jàngi te duñu ndékki dañuy xëy naan ndox dem école bu 10 heures ñu ñëwaat kër ga yërnu ndox am na lu fa am dama see jaar boo demee école sa xel nekk ci lekk nag ngay concentré woo inégalité mu ngi commencé foofu ñoom conseil yi seen doom bu ñu xëyee dañuy ndekki ba suur ñu si bëri seen doom yaa ngi ci école privée yi ñun baadoolo yi ñu si bëri suñu loxo jotul ginnaaw boo amee juróomi xale yi nekk ci kër gi ba juróom benn ñaar ñett moo xam ñaata doom nga am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee duñu ndékki am na ñoo xamante ne seen añ sax demewul noonu nga xool fee ci côté ba nga gis koo xamante ne ndékki na ba suur wala nga gis nga ko ba muy ñëw école wala ba mu génnee récréation mu ngi dem ci ndékkeem nga toog di ko xool muy lekk bu la mayul rus nga koo ñaan doon xale sa yaay manul sa baay manul sa nijaay manul politicien bi nekk ci koñ bi xëy yóbbu doomam école jardin wala école privée mbaa mu jox ko mu ndékki ba suur mu dem moom mu yeewu 9 heures ndékki ba suur xool tey fan la xaalis bi war a jóge ban di la war a teg kan mooy jaay suuf te yow yaa ko fal yow su nga xëy sa doom ndékkiwul mu xam ko ak mu ñàkk ko xam loolu la ñuy dund moo tax bu ko équipe municipale bi mënee te c'est très possible bu ñu leen falee ñu bëgg a falu nañ fexe waaye ngalla ngir yàlla ñu jël ñetti fan ci semaine école bi
ndekki gratuite à l'école da ngay yeewu rek ne wax sa doom acca demal jàngi 7 heures buy egg si ndekkee ma koy gàttandu buntu école tout le monde égalité au moins ñetti fan boo xamante ne ñetti fan de concentration xale bi dina ñëw doo xam ndax ku doon am ndekki ak ku amul ndekki tout le monde ñetti fan ndekki gratuite bu roog bër yomb na kinkali baax du ma ne millions yi ñuy yàq de gauche à droite du ma ne mënuñu ko si mën nañ ko dama metti parce que dama ko dund mënuma la wax ñaata yoon la xëy ndekki bu ma dem école doo nekk bëgguma sama doom dund ko yéenewuma doomu jàmbur dund ko te pourtant yi nit a nga koy dund te ñi ñooñu si seen wet conseiller baa nga fa wala boog maire baa ngi leen di romb chaque jour ngir yàlla bu ñuy xiifloo xale yi dañ leen mettre ci condition yu baax am na solo dañ fexe au moins ñetti fan ci semaine bi ñetti fanu école xale yi xam ne man tey bés bii tey damay ndekki ginnaaw suba damay ndekki dam xam non seulement que xale bi dina kontaan dina concentré wu mais di nga créer emploi parce que ndekki bi foog mu am ñu koy toppatoo mairie bi moo leen di jël en charge di leen jox ndàmpaay bu leen mënul fay employé leen mu leen di jox ndàmpaay signé contrat ak boulangerie yi wër gox yi boulangerie yi di ci gis seen bopp waajur yi di ci gis seen bopp xale yi di ci gis seen bopp c'est très possible donc loolu sur le plan éducation la aussi étudiants yi fexe ñu leen yokkalee seen subvention yi parce que c'est que ne mairie yu bëri ñu ngi jàppale seen étudiants yi mais bu dee commune si ñu ngi koy def c'est que ne buñ ko doublé li leen di subventionné buñ ko doublé wala ñu triplé ko et c'est possible dina gën a tax suñu étudiants yi gën a seen xel gën a dal ba ñu gaaw jàng mën a ñëw njëriñ ñu école yi tamit ñu fexe école yi nu ñu leen clôturer fu ñu war a tabax salle de classe ñu tabax ko ainsi de suite suñu maître coranique yi ñu fexe leen organiser bu ñu leen mënee dajale ci benn madrasa ñu dajale leen mais dañ leen war a jàppale parce que c'est des éducateurs aussi te li gën a ëpp solo si suñu dund la ñuy jàngale suñu doom yi muy suñu diine donc dañ leen war a jàppale muy école arabe yi surtout ñoom nga xamante ne bëri na ci léegi ñoo xamante dañu am diplôme mairie bi daf leen war a employé daf leen war a fay c'est très normal ñiy jàngale nag te yàlla tax di ci ut payum yàlla aussi ñu leen di jàppale weer dee ñu am lu ñu leen jox waaw weer dee ñu am lu ñu leen jox am na solo trop après ñu ñëw ci côté santé bi ginnaaw boo créer emploi da nga leen di créer ay mutuelle yoo xamante ne képp ku yeewu ci askan wi doo ñëw rek hôpital ñu ne la jëndal ticket boo ñëw hôpital dañ lay faj ba pare parce que boo amul njëgu ticket mairie bi bàyyi na fa xaalis boo xamante ne ñi amul njëgu ticket la wala boog sa kër am na koo xamante ne mu ngi liggéey di cotiser pour loolu nga ñëw hôpital kenn du la laaj dama rang jënd ticket dangaa ñëw pour faju dangay ñëw xool lan moo la jot d'abord ba pare ci ordonnance ba ñu lay bindal fexe mairie yu fexe hôpital yi am garab ordonnance ba ñu lay bindal ñu xool garab ya fa disponible ñu jël jox la ñu ne lii nag mënuñu ko lii yaa koy jënd
bu dee ordonnance bi ñaar téeméer la yow juróom fukk ngay def téeméer ak juróom fukk yi des mutuelle bi ak mairie bi ñoom ñoo koy lijjanti noonu la dëkk di doxee. jàppale hôpital yi bu baax a baax di leen suivre di leen jàppale ci matériel uti ay partenaires uti ay matériel di leen comment dirais-je di leen former surtout su ma ñëwee ci côté formation parce que c'est très important ci santé la bokk. Sindian dafa nekk dëkk boo xamante ne comme ni mu doon waxee sànq ay télé ko wër ay télé ñoo koy jaar fu ne ba pare bëri na métier menuisier métallique maçon charpentier ainsi de suite yooyu yëpp donc ku wax liggéey wax accident te bëri na accident yi am wax liggéey wax accident ku wax télé wax accident sapeur jegewuñu bu dee bu sali bi la bala mu yegsi xëy na peut-être sapeur am na ci diggante bi Popenguine wala Diass wala je ne sais pas voilà ça fait 2 ans presque ñëw ma si njël mais je pense que bu ko caserne sapeur pompier amoon dinaa ko yëg donc comme dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne ay télé ko wër ay télé ñoom ñoo ko wër dëkk boo xamante ne bëri na maçon bëri na menuisier métallique menuisier bois tout yooyu yëpp ay métier de risque la yoo xamante ne accident mën na fa jóge chauffeur yi accident mën na fa jóge mairie bi war na mën a fexe former nit ñi koñ bu ne am ñaar ba ñett nit yoo xamante ne dañ leen defal formation gratuite ci li ñuy wax geste et posture bu dee da ngay liggéey bu dee da ngay baare ñindi bu dee da ngay peel tout dañ la war a former ndax am na loo xamante ne boo ko defee baaxul ci sa ndigg baaxul ci sa yaram noo war a taxawee noo yëkkatee brique noo yëkkatee lii noo yëkkatee lu diis noo yenoo ndax ngay pousser brouette ku ko dégg nag doon ignorant di nga reetaan parce que am na ñu naan man de musuma loolu maa ngi nii ne cocc mais doo màgget ak cocc c'est impossible doo màgget ak cocc parce que tu as toujours tout mal fait booy màgget rek sa yaram am fu mu feeñ dëng moo ngi ci tànk bi wala ne noo def mu feeñ donc ñu former leen un peu partout ci métier yi former suñu wax geste et posture juróomi nit yu liggéey am na ci daf see war a am kenn koo xamante ne dañ ko war a former ci loolu mu naan bu gisee nit yëkkati top ni nga yëkkatee noonu de nii lañu yëkkatee mu ñu leen former ci geste et posture ba pare former leen nag ci secourisme lu am solo la dama wax léegi sapeur dañoo nekk dëkk boo xamante ne sapeur bala muy egsi boo moytu tuuxi duna am bu accident amee ñu si bëri dañuy ñëw dañuy yëndu rek am na ñoo xam ne dañuy ñëw yëkkati xëcc la ubbi bunt bi xëcc duñu xaar sax sapeur waaw xëcc la fii bu diri la ñu si bëri ñu ngi leen di doggali wala ñu si bëri ñu ngi leen di laagaloo ci accident yi ndax ñàkk xam ndax bëgg secourir nit ki rek ndeysaan lu gaaw mu daanu xamoo ndigal lu ci nekk nga ñëw xëcc ko ndekete bu paralysé yooyu yaa ko paralysé waaw te yooyu yëpp buñ ci amee ay formation yu doy nga xamante ne fu accident amee bu fekkente ne fukki nit a nga fa dina am kenn koo xamante ne formé nañ ko ci ñuy premier secours naka la ñuy secourir nit bu dee daa damm bu dee day nàcc bu dee problème ndigg la wax bu dee dafa inconscient bu dee dafa xëm naka la ñuy oowee sapeur pompier yooyu yëpp dañ koy ndax ngay oowee gendarmerie ndax ngay oowee sapeur pompier yooyu yëpp dañ la koy war a jàngal ba nga xam ko dina sauver nit bëri na ci accident yi ñoo xamante ne dañuy jóge ci accident soit ñu faatu mbala ñu laago ñu leen di secourir te ñu leen di secourir ne jàmm doom lañ ci bëggoon ak ñu am ak wér-gu-yaram rek moo leen ci dul mais ñàkk xam ñu xëcc la fekk lor nañ la ñu xëcc la fekk lor nañ la
loolu yëpp dañ cee war a tàggat askan wi tàggat ci lu bëri askan wi te loolu du rôle kenn ku dul mairie ak association yi d'abord mairie les élus ñu former jeunes yi ci loolu c'est très important ku am diplôme bi ñëpp xam ko ci koñ bi ne kii moo am diplôme bi secourisme bu accident amee moom mu ngi ci koñ bi mu daw ñëw 5 minutes lay def sécuriser lieu yi bu dee lu ko jaaxal la mu sécuriser lieu yi aux pompiers ni wax leen yéeg moo ci nekk bu dee lu mu mën a secourir la mu secourir ko toog xaar parce que nag waxuñu la ne secouriste nga rek nga ne ñu la pompier nga déedéet ça n'a rien à voir am diplôme secouriste mën a secourir nit moo xam da doon football ndam ak affaire yooyu noonu taxul nga nekk pompier doo pompier secouriste nga maanaam dangay def loo xamante ne bu jee di naroon a am nga wàññi ko bu laagoo mënoon a am mën nga ko tax ba du am waaw bu dee deret buy tuuru la ba di ball balaa pompier ak si bu ñu taxaw di xaar wala ñu nar ko jël noonu rek boobu dugal ko ci oto mu nar jëm Popenguine deret bi di tuuru ci yoon bi bala moo egg faatu loolu yëpp war nañ ko mën a def si formation bu ñu mën a def ci jeunes yi la ci askan wi dañ koy xam naka la ñuy arrêté nàcc ci sens yi mais bëri nañu accident rek dañ leen di génne ci oto bi rek dugal leen ci oto bi parce que pompier yi yéex na wala dund nañ ko ba sonn ci yoon bi yëpp muy nàcc te dañoo war a former ci loolu donc formation sur le volet formation loolu mairie bi lu am solo la mu def ko donc voilà bu ñëwee ci affaire sàmm bi aussi bon foofu laay mujjee après ma tëj waxtaan wi ñu ñëw ci affaire sàmm bi sama mbokk pël yi jamono day dox te am na loo xamante ne ñëpp xam nañ pël na mu mel ci ay bu juróom ñëpp xam nañ pël fan la ko nag toll ak béy ak xar bu ñu leen waxulee dëgg di leen utiliser du ñu jóg si di xuloog ñoom du ñu jóg si di comme di réeroog ñoom parce que dañ leen dul wax dëgg bi nag moom mooy jamono day dox bu jamono doxee am na métier yoo xamante ne da war a dox ànd ak moom maanaam nga soppi doxalin nga jàng nga ñàkk jàng ñëpp xam nañ ne nag buy wër di lekk ak nag buy toog di lekk bokkuñu nu ñuy amee graisse bokkuñu ñuy amee meew bokkul mais nag ku yor téeméeri nag jëm kaw wala ñaar téeméer nga ne ko dangay fexe sa nag yi toog benn place nag du buuse ndax day fekk nag nga jox ko lu mu leen dundale ñoom it dañ leen war a organiser ñu fexe ñu wàññi parce que àll amatul yéen politiciens yi yéen a jaay àll bi yépp ak ñun suñu parents yi il faut se dire la vérité ñoo jaay tool yépp fi nga xamante ne fa la jur gi waroon a dem di ñuy xont jur gi fa la ñu war sàmm yi waroon a amatul maanaam fu nag yi war a mën a dem lekk ak béy moo amatul jaay nañu ñëpp tout ils ont tout vendu loolu moo tax ñuy gor garab yi parce que àll bi amatul dara ñuy gor garab yi gor nii mi affaire te ñëpp xam nañ lan mooy dérèglement climatique garab yi ñuy gor te doo jëmbat garab loolu moo tax inondation yi bëri ci dëkk bi géej gi avancé loolu moo tax nawet bi yenn saa yi mu dox yenn saa yi du dox melatul na mu mel tey mu tàng suba mu sedd ñu naan waaw ñun kañ la sedd bi di dugg wala boog jamono yi sedd na jamonoy tàngoor mu sedd dérèglement climatique parce que garab yëpp gor nañ leen nag yi amatuñu fu ñu kii jaay nañ kër yi jaay nañ lépp daf ko ay tabax tout suñu politiciens yi ak ñun suñuy parents tout le monde est coupable donc bu dee am na ay zones yi des yoo xamante ne mën nañ fa mën a ne définitivement zones yi nii suñu mbokk éleveurs yi lañ ko jagleel ñoom ñoo fay nekk
ñu fexe zone yooyu naka lañ fay defee ay hangars yu mag yoo xamante ne dañuy uti ay ñax di dafa dugal ngooñ di leen subventionné ci ay ràkkal ak nangam ba ñu mën a def lu ñuy wax élevage sédentaire ba nga xamante ne ku mënul tamit au moins ñuy def ay groupement yoo xamante ne au moins ku ci nekk di nga mën a indi sa nombre de temps de nag wàññi au moins nag yi nekk ci wër di dem di doxi wàññi au moins nag yooyu moom bon ku ci nekk indi fukki nag ñu dajale dugal la foofu voilà mu nekk gestion collective je ne sais pas si comprendre nañ li ma bëgg a wax et c'est très possible nga xamante ne voilà mais non seulement dinañ am meew bu bëri nag yi dinañ toog benn place dinañ lekk dinañ suur lu mën a nekk la mais foog ñu dugal ci xaalis bu bëree bëri dégg léegi nag li ma wax fii yëpp pour tëj li ma wax fii yëpp daanaka xaalis la laaj xaalis bu dul jeex la laaj déjà budget signé rek moom c'est sûr et certain que bu dee jaar na yoon ëpp na milliard budget commune bi signé buñ ko jaarale yoon ëpp na milliard mais am na ñoo xamante ne bëgguñu mu egg foofu parce que am na loo leen ciy fekk donc gis nga politicien bu leen wax ne man dinaa ñëw defal la lii defal la lii defal la lii nii te yow doo ci participer waxul dëgg ak ku mu mënta doon politicien bu mën a ñëw nee na lii ak lii ak dinaa ko defal dinaa leen réaliser lii dinaa leen defal lii dinaa leen defal lii te waxul la leen foog nga participer ci waxul la dëgg déjà xaalis am na ci taxi yeeg njaayam terrain yeeg yeneen affaires yi xam nga ainsi de suite déjà xaalis am na ak lu nguur gi tamit am na lu muy verser des fois mairie yi di leen ko jàppale déjà xaalis am na pour réaliser yoo xamante ne c'est palpable lu ñu mën a laal la mais beneen xaalis bi si des foo ko jëlee mais sa population nga koy jëlee cotiser naka la population bi di cotiser nangoo fay impôt nangoo fay taxe population sénégalais yi bu ñu leen expliquer lan mooy taxe ak impôt lan mooy njëriñam taxe ak commencé ko école def ay réunion dugg ci ñoom di leen ko expliquer ba pare nag di leen wax nag ne xaalis bi fu muy dugg di leen wax lu leer ñu xam ne seen xaalis yi ki lay dugg ñu fexe wóolu fu ñuy dugal seeni taxe parce que loolu mooy problème bi population Sénégal bañuñu parce que kii kaas ne la tabaxal ma école kii kaas ne la awma lii jox ma liggéey nangam ak nangam boo ko ne boo may jox ñaar fukk par jour wala ñaar fukk par weer naa la jox liggéey bu la wóoloo dala koy jox mais bu la wóolowul du la ko jox ku bëgg a defar dëkk bi nag te waxu leen ne di leen participer mu ngi leen di nax ay kàcc la man Pam Doly man maa ko wax baadoolo dina cotiser ku am dina cotiser loolu mooy defar dëkk amul benn dëkk ci àdduna bi bu ñu defar ba mu mat sëkk te population participer wu ci te leer na ma ne population signé population Sénégal bañuñu di joxe taxe bañuñu di fay impôt dañoo wóoluwul ne ñu koy jox te xamuñu aussi lan mooy njëriñ bi formé wuñu leen ci loolu informé wuñu leen ci loolu mais bala ngay kaas tali nangu la fay taxe yéen ñi nekk ci télé bi di taxe man ak nangam dans un premier temps da ngay nangu boo nangoo fay taxe ba pare nga kaas nag sa garage bi gisee ak maire bi ñëwal damay fay taxe lan moo tax sama garage bi doxul lan moo tax awma goudronné ma sama garage bi lan moo tax sama garage bi lëndëm loolu sa droit la bu fekkee yaa ngi def sa devoir bu ñuy kaas lan moo tax collecté wuñu mairie bi collecté wul école bi est-ce que population bi ñu ngi fay seen taxe normal bu ñuy kaas lan moo tax dispensaire bi amul nangam ak nangam est-ce que ñu ngi dem di fay suñu taxe est-ce que ñu ngi fay suñuy impôt normal dañuy def suñu autocritique bu ñu buggee defar suñu dëkk foog ñuy waxante dëgg te Sénégal loolu moo ko yàq nag ñi moo ñu waxante dëgg nañu dugg ci population bi informer leen lan mooy njëriñu taxe mooy defar dëkk impôt mooy defar dëkk
bu ñëpp jógee nangoo fay bu dee 100 lañ au moins 75 wala 80 nangoo fay taxes yeeg impôts yi politiciens du ñu yeb parce que du ñu la jox lépp ba pare di ñàkk nag yenn saa yi di xaj suñu bopp dépense sax ñëw di la fay taxe nga ñuy romb ak sa oto bu tooy xepp te defaloo ñu dara boo ko defee benn yoon dootoo ko defati mais foog ñu wóolu leen foog ñu wóolu na xaalis bi dugg fii nii day dellu si ñoom taxe yooyu nag ak impôt yooyu noonu xaalis boobu noonu boo xamee ne assuré ne banque boo dem wala organisme international boo dem assuré ko ne man sama population si samay taxe wala samay impôt tant de millions la chaque année lu ma wóor na la nii lay toll chaque année minimum tant de millions la damaa soxla tant de millions loolu garantie la voilà selon man si li ma yaakaar noo xamante ne ku doxalee noonu di nga am financement defar say projet waa dëkk participer di ci gis mais kan moo bëggul nga xëy sa doom doo ko jox ndekki day dem directement école parce que xam na boo dee foofu ndekki mais kan moo bëggul école tëjji sa doom am blouse kan moo bëggul école tëjji jëndoo kaye jëndoo bic jëndoo dara ah kan moo bëggul sa doom bu sport jotee mu dem defi basket handball wala football wala beneen sport ah ci en toute sécurité ah kan moo bëggul bu xëy bu leer na liggéey am na ci dëkk bi voilà place yi la nekk mairie tey am nga fa place mais kan moo bëggul loolu mais yooyu yëpp pour mu am foog ñu nangoo fay ay taxes du rek man bu ma xëyee juróomi sama pousse-pousse bi la yaakaar wala damay jaay kénkeli ba manuma ko kii lu muy wax tegul fenn politiciens yi nag foofu la ñu téye ñoom foofu la ñu poñe foofu la ñu poñe di fooye suñu xaalis ak as néew ba ñu am fa la ñu poñe parce que ñun nangu ñoo fay taxe nangu ñoo poñe bañuñu ko dañ leen a wóoluwul ñoom it loolu daf leen di arrangé wóoluwul leen ñu am problème la fi nekk nag ak su ñëw ñoom ñi ci buum di ci buum di ci def lu leen neex bu ñu kaasee tuuti ñëw defal ñu as tuut defar benn affaire yéen a gis ñoo ngi liggéey de ci at bi ñaata kër nga si jënd ci at bi ñaata parrainage nga yàq ñaata million donc foofu laa jeexale maa leen di jéggalu bu baax a baax vidéo bi ça fait plus de 1h47 minutes te waxuma lépp am na lu ma tëb am na peut-être yoo xamante ne fàttewuma leen parce que am na secteur yoo xamante ne fàttewuma leen sama xalaat la nag sama xalaat dong la un simple citoyen bu joxe xalaatam pour sa commune Sindian bëgg mu bokk ci commune yi gën ci commune yi bëgg suñuy lim Saly Malicounda ñu limaale ko donc jubluwuma ci leneen ku ma ci offensé maa ngi lay baalu àq ku yaakaar ne damay caaxaan it te nga déglu ma maa ngi lay baalu àq ku ma mën a gindi ci li may wax nii bu dee am lu ma réer la duma boroom xam-xam li ma yàlla may muy sama xel as tuut rek laa xalaat ne tuuti ne nii ak nii ku ko doxalee dëkk bi mën a jëm kanam ma ne xaaral ma ñëw seddoo ko ndegam nekkuma fa pour xeex pour mbir yi sotti ko sori naa fa lii de su ma ko defee yónnee ko ñuy déglu ko au moins ki bëgg a dem voté ji pour dëkk bi changé mu xam ngànnaay la moo gën saaga yi moo gën xeex yi ñu ni nen la muy séeréer tukulóor pël njaago la population sénégalaise population Sénégal la population commune bu Sindian ñun ñëpp ñoo nekk benn on est ensemble te ñun nag surtout zone Safène zone Diorgane laa leen sànq maîtrise wu ma ko lool mais surtout zone Safène on est béni de Dieu suñu maamu séeréer yi yal na yàlla woyofal suuf seen kaw mais suñu maamu séeréer yi ñëw sanc foofu noonu c'est des géologues ay borom xam-xam lañu woon ñëwuñu rek sanc noonu rek non ils avaient très bien réfléchi on a tout ils ont très bien réfléchi c'est l'un des rares
zone yoo xamante ne boo buggee canaliser def ay canalisation ba nga xamante ne ndox bu tilim dootul des ci kër yi, ndoxu douce dootul des ci kër yi. Canalisation ut ay usine de transformation yoo xam ne dañuy defaraat ndox yi. C'est déjà am na ay ruissellement d'eau yoo xamante ay canalisation naturelle yoo xamante ne saa bu tawee chaque nawet bu tawee nga gis nga topp ndox mi di ko topp mu génnal dëkk bi naturellement. bëri na si ay dëkk demal Mbuur bu tawee nga dugg boo toppee ndox bi ci digg dëkk bi la yóbbu ne fa faax toog. demal beneen dëkk ak beneen dëkk damay wax Mbuur parce que lu ma mën a suñu ville mais yeneen dëkk yi fu ci taw fu nekk nga topp ruissellement bi lay topp dalay génne dëkk bi. suñu maamu séeréer yi nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo tànn gox bi xam ne gox bi am na avenir ñoo dëkk fa sori demuñu ci géej gi dëkk fa nekk ci diggante bi wax dëgg yàlla ñaanale nag lañu man di ñaanal aussi suñu maam yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci yeneen dëkk yi ñun ñi nga xamante ne duñu ay séeréer ñoo fekk si leen waa ñu yaatal ñu dëkkoo ak ñoom dans le respect mutuel depuis des générations et des générations. jàmm jooju yal na continuer yal na sax ba bu ñuy fal njiit mu doon ci bu mu doon benn coloration ethnique na doon ci xam-xam na doon ci maandute na doon ci mën-mën ñu fal ci ay nit. loolu la ñuy ñaan yàlla yal nañ ko yàlla def incha allahu si ñu dem ci kanam maa ngi leen di jégalu bu baax a baax jërë ngeen jëf.